sant leen bu baax mbokk yi gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci midi bismillah leen ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey ñaar fukki nit ñoo am yees woppi Covid 19 bokk na ci ñoom fukk ak ñeenti ay cas communautaire la benn nit moo ñàkk bakkanam yóbbu lim gi ba ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaari nit yoo xam ne ñàkk na seen bakkan juróom-benn fukk ak juróom-ñaari nit ñoom wér nañu ci mbas mi junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ñoo des ci këru docteur yi daan ci ànd ki leeral ci ndorteelu xabaar rek docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. mbir kama ma nga ca bët Saalumu Sénégal ca Casamance foofee nag askanoo fa yeewoo jafe-jafe yu tar leen di daal di jànkonteel bokk na ci ñoom ñàkkum ndox wu tar rax ci dolli kon courant yi daal di coupé ndax foofee amul courant loolu lépp kon di njàmbat seen kaw saafara gu yàlla ci sàkku ba tax ñu ci woo kilifa yu dëkk ba daan ci ànd ak leeral ci biir xabaar yi ak Seydou Diatta yéeglekaay yi mooy laf làccu xabaar yi ci njoloor si mbokk yi kon loolee gën a fës ci xëtub xabaar yi ne skis bu jàll ànd ñu ci faram fàccee. ànd bi ak ñun mbégte la ci ñun mbokk yi gërëm nañu leen sant leen bu baax ci ànd bi ak ñun ci ITV lu jëm nag ci xabaar dañ koy door ak tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey ci xayma bi nga xam ne docteur El Hadj Mamadou Ndiaye def na ko ci lañ ci mën a jàpp mooy ñaar fukki nit ñoo am yees woppi Covid 19 bokk na ci ñoom fukk ak ñeent yoo xamante ne nii ay cas communautaire la feeñ ci ay gox yu fasantikoo ci réewum Sénégal juróom-benn fukk ak juróom-ñaar nit wér nañ ci kenn nit moo ci ñàkk bakkanam yóbbu lim gi ba ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ni ki tey lu toll kon ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar wér nañ ci bokk na ci juróom-benn yoo xam ne ñu ngi ci sowtaase junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn nit ñoo des ci kër docteur yi ñu ànd ci leeral ci xayma ci tolluwaay mbas bi ci Sénégal ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye directeur de la prévention. ci junni ak juróom-ñett fukk ak ñeent test yi ñu def ñaar fukk ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróomi cas contact mooy ñi jot ci doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore feebar bi am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew. te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukki ak ñeent cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Tivaouane am na ci ñett Dakar Plateau am ci ñaar Almadies am benn Jaxaay am benn Kaolack am benn Mermoz am benn Parcelles Assainies am benn Popenguine am benn Rufisque am benn Thiès am benn ak Ziguinchor am benn juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom benn malade ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam ba su démb alxames fukki fan ak juróom ci weeru octobre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ginnaaw tolluwaay mbas mi ñu àddu ci li jëm ci wàllu fiscalité ak diggante Sénégal ak France ak li ci loolu lépp bokk na ci ponk bi ñu doon waxtaanee tey ci émission bi di Dakar Direct ak Alassane Samba Diop gan ji kenn ci ñoom di Thialis Faye moom nag ne système fiscal bu Sénégal baaxul maanaam yemalewul loolu nag daal di fësal rax ci dolli kon la tax nag lépp ñu ko ci daal di nemmeeku mooy wàllu njuuj njaaj bi corruption rawatina kon li ñuy dippee seetal xaalis bu lewul ak jëli koppar di ko dugal ci wàllu terrorisme loolu lépp kon bokk na ci li tax kon jafe-jafe yooyu daal di ci am Thialis Faye lay wuyoo moom fiscaliste la ci Forum Civil ñu tawli kàddoom ci micro Adama Sarr Moussa Fall. Sénégal environnement fiscal bi moom buñ koy xayma dañuy wax ne le système fiscal dafa léeg-léeg dafa déséquilibré wu. déséquilibre bi li ko indi mooy dafa am ñi nga xam ne nii ñoom ñooy fay impôt bu baax mënuñoo rëcc ci wàllum impôt am ñoo xam ne nii dinañu rëcc ci wàllum impôt ni ñuy rëccee ci wàllum impôt mooy léeg-léeg duñ leen xam parce que di nga jënd ak jaay nekk ci dëkk bi te waa impôt duñ la xam te boo jëndeek jaay fépp foo jëndee jaay rek am na luñ ci war a jël ci impôt léeg-léeg nga créer sa entreprise yi tamit di ci liggéey di ci gagné te duñ la xam yow demuloo nga déclaré wu ñu mën a jël déclaration boobu noonu nga mën a xool lan nga ci war a fay nga fay ko loolu problème la beneen problème bi mooy am na ñoo xam ne nii dañ leen di baal l'impôt parce que dañuy soog a ñëw investir ci dëkk bi loolu tamit dafay tax ñu ñàkk lu bari ci l'impôt am na ñoo xam ne tamit boo ko seetloo dañuy utiliser législation bi maanaam lépp luy jëm ci loi yi ñu utiliser failles yi pour
pour ñu bañ a fay l'impôt donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ni boo ko xayma ñun dañuy jàpp ne système fiscal bi dafa déséquilibré wu parce que bu ñëpp doon fay impôt daanaka lépp luñ soxla ci mbirum financement maanaam suñu développement dina mën a yomb. keneen ci gan yi di Elimane Pouye moom nag jàpp na ni léeg-léeg la ñuy siifee suñu réew du Sénégal ak yeneen réew yi ci xaatim déggoo jëm ci wàllu l'impôt yi ab ëppal da ciy am mu ngi koy naqarlu moom secrétaire honoraire bu syndicat bi ëmb ñiy liggéey ci wàllu impôt ak domaine moom nag di Elimane Pouye jàpp na ni kon lu jëm suñu Sénégal réew mi ak réewum Île Maurice lu toll nag ci convention yooyu ñeel wàllu l'impôt lu toll ci téeméer ak juróom fukki milliards ci xaalis suñu koppar di CFA Sénégal dinañ ko ci ñàkk loolu la daal di xam la ñu teewli kàddoom Elimane Pouye ci micro Adama Sarr ak Moussa Fall. Sénégal dafa jëloon décision ne day rompre convention fiscale am ak Île Maurice parce que gisu si woon boppam léegi nag àddina bi ne au lieu mu nekk diggante ñaari pàcc yu négocier nañ créer benn instrument boo xamante ne mooy lëkkale réewu àddina bi yëpp xam ne ku bëgg a dénoncer convention fiscale doo am problème si loolu la Sénégal engagé wu depuis 2017 signé convention boobu donc conseil des ministres bi passé lañ koy door a jëmmal nag ne dañuy jox président pour mu rectifier que bu ko defee Sénégal réew mu amal convention jàpp ne convention boobu arrangé tu ko dina mën a dénoncer convention boobu pour xool lan moo ko arrangé parce que tey jii nii ñi nga xamante ne ñooy këru liggéeykaay yu mag yi nekk ci àddina bi dañuy teg ay pexe pour bañ a fay impôt duñ ko fay ci réew yi ñuy liggéey duñ ko fay ci réew yi ñu dëkk donc dañuy échapper complètement pour dem ci ay paradis fiscaux xam ne foofu boo fa nekkee daanaka doo fay impôt wala li ngay fay amul solo donc convention bi ñu adopté conseil des ministres bi passé loolu mooy soxla li loolu mooy njariñ li yaakaar ne buñ ko appliqué Sénégal dina si gis boppam. mënuñu xayma Sénégal ñaata lay ñàkk parce que amul étude bu ko wane. li ñu jàng si presse bi rek te loolu tamit étude wanewu ko mooy diggante Sénégal ak Île Maurice daanaka suñu réew si 17 ans yi ñàkk na si 150 milliards chiffre bi nag xamuñu fuñ la jóge mais buñ jàppee ne chiffre bu am la day nekk lu am solo. parce que 150 milliards bu ñu ko dugalee ci jàng wala ñu dugal ko ci pecc mi wala ñu dugal ko ci transport bi doon na suqali bu baax suñu koom-koomu réew. kuréel gi ëmb sëriñ daara ci Sénégal seen dënn dafa jóg ndax dañoo mer la ñuy sàkk mooy ñu daal leen dugal ci nu mu gën a gaawee ci fonction publique bu Sénégal ndax ñoom jàpp nañu ni bu dee dañu bëgg a tabax réew mi réew moo xamante ne nii ci dina lañ koy lal ak ci siraatal mustaxim mënuñu ñàkk ci njàng meek njàngale mi jenoog taskatu xabaar la ñu amal niki démb Mamadou Lamine Fàtte ci leeral. kuréel bi ëmb jàngalekatu daara yi ñoom bëggatuñu benn yoon des gannaaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuréel googule bëgg a wane rek seeni njëriñ ci jàngale ak yarum réew mi le say boo gisee ñiy manifester di baari tali bi ñiy jàng tubaab ñoo koy def say boo gisee ñuy manifester di toj place yi nga xam ne askan bi yëpp ko bokk ñiy jàng tubaab ñoo koy def waaye ñooñu budget réew mi ñëpp ci bokk sañ-sañ alalu réew mi président dañ ko jox ngir mu sàmmal ko mboolem doomu réew mi waaye ñële de mooy ñi jàng tubaab jël na leen en charge ni ñu koy waxe seeni jàngukaay état bee koy tabax ñeneen ni jàngal seeni solde état bee ko yor ba ñoom danañ toll si njàng sax état di leen jox li ñu tuddee bourse waaye daara ji gisuñ ci benn te mosuñoo taxaw moom waa daara ji benn yoon laaj ay xàqam ñu ngi koy fàttali ni ko lii responsabilité bi dañoo jël ay ministères yu wuutee kenn ku nekk ñu am jox la sañ-sañ ci biir daara ñu ngi koy ñaan loolu na ci ut solution mu wutal ñu ministère boo xam ne moom mooy gérer mbiru daara. ñoom ñu gis ne liggéey bu rafet bu ñu def ci askan gile ci wàllum yar ak jàngale loolu tax na ba ñi nga xam ne ñooy sëriñu daara yi bëgg rek ñu tegal leen université te dugal leen ci fonction publique. boo xam ne xam-xamu sharia lañ fay jàngale loolu daara ji mu ngi koy sàkku daara it mu ngi sàkku fonction publique na fa sëriñ daara yi dugg ñu intégré leen ñu am di leen fay ay solde bu ñu demee ba retraité ñu am pension de retraite. ñëwoon ngir fekkee ndaje gile meeru mbaaw bile dooni tamit conseil spécial bu njiitum réew mi ne wax na rek moom di ko sëriñ daara yi jox dina ko yóbbu jox ko njiitum réew mi le du wax juy dugg fii génn fële waaye jaar na fa mu war a jaar ñooñu nag suñu demee di leen wax ci mbirum diine yaakaar naa ñu ñuy déglu lañu man mii àndandoo ak ñoom di liggéey seen soxla dana yegg
fa mu war a yegg. gannaaw bi nga xam ne nguur gi jël na ay ndogal ngir génne taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd bi de di yerwaan ndax feebaru mbas bi le ñii di sëriñu daara ne ñoom amuñu benn xaarma yàlla ak nguur gi le loolu tax na ñoom ñu ngi laaj ñu teg benn cadre de concertation nationale ngir ñu mën faa waxtaanee mbirum daara yi. Mamadou Lamine Fati jërëjëf sagar di xeeñ diggante kuréel bi ëmb imam yeeg ulema yi ci Sénégal ak maire bu Grand Dakar ñoom nag nee nañu kon suuf la ñu amee te nag bëgg ci tabax jàkk moom maire bu Grand Dakar di Jean Baptiste Diouf ne leen mukk ne du ci dal loolu nag tax ba ñu gonteeg janook taskatu xabaar di fësal seen nakar ak tamit li nga xam ne mooy taxawaay bi nga xamante ne amee nañ ko ñoom nag ne lañ leen bàyyi ñu tabax seen jàkk wala seen juma lu ko mooy nag lu ñu seen muy ñuul ci réew mi ñooma démb lañu amal janook taskatu xabaar yi ñu teewlu ci kenn ci ñoom imam Omar Diène moo resté kaddu ci micro moom Abdou Gueye Kassé. waaw suñu solo conférence de presse bi ñu organisé mooy suñu siège bi nga xam ne ñu ngi koy tabax fii ci ginnaaw Massalikul Jinaan ñu jox ñu ay suuf jox église bi jox waa kër Thierno Seydou Nourou Tall jox association islamique yi Saint-Pierre nekk ci fii ci Grand Dakar ñu tabax suñu siège ba pare mu des partie bi ñu war a def suñu jàkk ji ndax ay imam fu ñu tase foofu ñuy julli ñu ne ñu nag léegi kenn du ko fi tabax kenn du ko clôturer mbedd jaaru fa dara jaaru fa ñu ngi suñu biir terrain ñu ne terrain bi nag ñoom dañ ko alloué kenn ba mu commencé woon tabax ñu opposé wu ñu dàq ko mu dem léegi ñu ñëwaat ñu ne leen mais fii ñun suñu jàkk lañ fiy def maire bi yónniwaat ay nit dem ba sax ay nerf bi dañu ñëw di dóor imam yi foofu yi fa nekkoon ci liggéey ñu ne nag tey dafa imam yëpp tase ñu waxtaan jàng fi alxuraan yëgal population bi ne ñun duñu nangu forfaiture boobu ñëw suñu terrain kenn saraxuñu kenn mayuñu kenn fayuñu di ko nangu te loolu nag maire bi amu ci droit yeneen amu ci droit ñun ñu ngi dem nag église bi moom catholique la na dem fii église bi nekk mu maye ko te bàyyi ñun julliti ñu nekk ci suñu terrain te pour suñu jàkk mënu ci opposé wu loolu du yoon du dëgg lu ñu fay depuis 1980 ñu tabax ko ba tey jii nii di ci teg 1000 francs par jour ba tabax ko ba mu egg mu ñëw di ci opposé wu te président de la république ñu ngi ko bind pour mu jàppale ñu dimbali ñu defal ko mu egg benn yoon ndax loo xam ne depuis 92 dañu commencé construction yi à aujourd'hui loolu nag ñu oo ci imam yi ñu mënuñu xeex amuñu syndicat dañuy riposter suñu bopp te kenn du nangu suñu suuf maire bi amu ci droit di ko jox keneen ci li des suñu suuf si ñoo moom suñu 1200 mètres carrés. ngir yemale jox nañu kàddu gi maire bu Grand Dakar Jean Baptiste Diouf ngir mu indi tontu ci li nga xam ne moom la kuréel gi ëmb imam yi ak ulema yi di Sénégal daal di ko tuumal moom nag ne imam yi dañoo bëgg a tabax foo xamante ne ni amuñu fa autorisation loolee kon la daal di àndul ba tax mu daal di jëf googee ñu teewli kàddoom ci micro Pape Ibrahima Ndiaye. suma équipe technique dañu am équipe boo xam ne service technique ñoom ñooy dugg ci biir Grand Dakar di wër di seet kooñ bu nekk ñi fay tabax kuy tabax. dañ lay laaj autorisation parce que booy tabax sax da nga war a am benn plaque boo xam ne da ngay bind numéro terrain bi autorisation bi date bu ñu la ko joxee ak yëpp ñoom ñu dem fekk ñooy di commencer def mur bi ñu koy def ñu laaj kayit yi joxuñu leen kayit alors coow bi buggu am foofu ñu yëgal ma ko bi ñu ma ko yëgalee man dama woo Descos ne leen am nañu jafe-jafe benn construction bu am daal te ñii amuñu kayit joxuñu ñu kayit te ñu ngi indi coow alors donc ñoom ñu ñëw waa Descos ñoo ñëw bi ñu ñëwee ñu arrêté travaux yi bi ñu arrêté travaux yi maçon bi nga xam ne moom moo doon tabax foofu ñu jël ko yóbbu ko pour entendre ko voilà et puis pour ñu mën a woo itam seen kilifa boobu ndax mu indi kayit yi mais loolu rek la donc dañ may jiiñ ay affaire rek mais te loolu ay wax la rek mais gis nga ñiy wax yooyu yëpp kenn si ñoom amul kenn ku mën a ñëw indi kayit buy wone ne maire moo jaay lii wala maire moo sàkku lii wala maire moo def lii amul kenn du ko def donc wax la noonu rek te ñu ci bëri nag ñu koy wax mooy ñi nga xam ne suma ay adversaire politique lañu. beneen kuréel moom moo ëmb ñi nga xam ne ko ñooy yëngu ci wàllu aada ak cosaan ci Sénégal di artistes yi ñoom nag ñu ngi dippe seen bopp say wi ne nag rafetlu bu baax doxalin yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall jël na ko ngir ñu daal di suqaliwaat kër bi nga xam ne moo leen di saytu di SODAV ñoom nag nee nañu nag yorinu SODAV googee baaxul lépp bon bu tax ñu ngi sàkkoon ñu daal ci nangu ci li nga xam ne moo ci yoxo ci ñi ko yore jamono ji ngir ñoom ñëpp ñu mën ci gis seen bopp ñoom itam dañ doon janook taskatu xabaar yi ñoo ànd ci leeral ak Alassane Niang Moussa Fall. say wi di kuréel bu ëmb képp koo xamante ni mu ngi yëngu ci wàllu culture maanaam aada ak cosaan fi ci Sénégal boobule kuréel nag di ñaawlu doxalinu société sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins. mooy dañoo bëgg xam suñu société bi nga xam ne ñun ñoo koy dundal ci koom naka lay doxee parce que amuñu ci benn bët amuñu ci benn gis-gis
loolu la warloo ñuy wax accusé wuñu kenn je reviens waxuñu kenn sàcc la waxuñu kenn lii la c'est-à-dire que dafa am loo xam ne loi bee ko wax mooy commission de contrôle bi ak SODAV ñoo war a àndandoo. ñi nga xam ne nag ñu ngi yëngu ci wàllum aada ak cosaan ci Sénégal di rafetlu doxalinu Macky Sall ginnaaw bu mu génnee xam la ni dañu war a saytuwaat doxalinu SODAV. di gërëm président de la République ci décision bu mu jël c'est-à-dire que li muy def noonu mooy que mu ngi prêter attention ci li nga xam ne moom la acteur culturel yi bëgg te loolu yàgg na du tey parce que ci fàttaliku mooy que ba ñuy bind loi bi boobu mu ngi premier ministre moom moo nekkoon premier ministre. ngir doxalinu boobu la société gën a mën a leer waa Saywi ñu ñaan ñu taxawale ab benn kuréel boo xamante ne moo yëngu ci wàllum saytu doxalinu boobu la société. président de la république dafa génne benn communiqué dafa wax ak ministre de la culture ne ko dama bëgg nga saytul ma SODAV nu muy doxee li fa nekk lépp nga xool nag gën a mën defee nu ma gën a gaawee ba teg li nga xam ne mooy commission de contrôle bi. ñuy signaler ne commission de contrôle bi dafa waroon am bu yàgg depuis ba ñu créé SODAV warul passer 1 mois ñu teg ci commission de contrôle. collectif bi ñi nga xam ni ñoo yëngu ci wàllu art ci Sénégal di woo képp koo xamante ni artiste nga ngir nga wuy si leen ngir nga mën a dëgmal seen boobule xeex waaye nag ñu ngi fas yéene amal seen assemblée générale ci fukki fan ak benn ci weeru novembre. Alassane Niang jërëjëf des ba tey ci wàllu caada ak cosaan ak beneen waykat di Pape Diouf moom itam démb la gonte janoo taskatu xabaar yi ginnaaw bu mu fësalee benn ci way woo xam ne da ko génne woon ci jamonoy màggal bi dippee ko jëf jël ginnaaw gi nag dafa xaatim ab déggoo diggéem ak label bi di Jéeri Ngoone production seen xemamteef mooy àndandoo ñoom ñaari ñëpp kon ngir rek génne ab album fii ak fan yu ñu daal di dëgmal moom njiitu génération consciente dikkaat na ci li nga xam ne moom mooy lëkkaloo bi am diggéem ak production diggéem ak label bi di Jéeri Ngoone production ñu teewlu kàddoom ci micro Abdoulaye Sylla Souleymane Meng. ñun liggéey rek la ñu gëm ñi ngi préparé album bu am solo album bu mag comme ni ko Bakane waxee ndax ñun suñuy liggéey duñu defantu dañuy liggéey bu sérieux ndax Sénégal ñoo ñuy xaar diaspora ñoo ñuy xaar kon album bi alhamdulilah maa ngi koy wax ci kanamu presse bi ñi ngi ci liggéey bu am solo même bésu tey bi sax mënoon na ñàkk ndax je pense que ni tey boo duggee studio di liggéey li la sénégalais di xaaree mooy li nga liggéey nga pare exposé ko presse bi déglu ko pour consommer ko mën ko relater nag public bi mais xër gu mu am ci man vraiment ak aussi xol bi muy demee moo tax ñu ne nañu def point de presse bi pour xamal sénégalais yi que ni albumu Pape Diouf bii di génn Jéeri Ngoone production ñoo yore exclusivité bi et ñu koy ñaanal nag may sàkku Sénégal ñu ñaanal ko ndax xale la te am na jom xale la aussi et que soxla na ñu soutenir ko ma koy wax ne ko maam bul ragal yàlla dina def sutura ndax fi nga ñëw si sa mag nga ñëw si sa xarit nga ñëw si sa ay mbokk nga ñëw. école militaire administration métier technique yu intendance nag léegi sopp nañ tur wi dippee ko colonel Landing Bassène moom nag nekk na koo xam ne ku ràññeeku la ci wàllu l'armée bu Sénégal rawatina kon ci wàllu woowee école boobee nag li ñu doon nemmeeku mooy Sénégal yi dañu doon dem ci réewum France wala ca Maroc ngir ñu tàggat leen léegi nag mën nañoo des ci réew mi ci rawatina ci l'école bi ñu dippee Landing Bassène ngir ñu mën leen tàggat ci lépp lu jëm ci wàllu woowee démb itam lañ ko doon fësal ci kanamu askanu Sénégal gépp Adama Sarr ci leeral. léegi Sénégal am na ab école militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance bu fii nii suñu intendant yépp daanaka France ak Maroc lañ leen doon former jamono ji nag daañu mun di former ñi nga xam ne ñoom ñoo di intendant armée bi fii ci Sénégal. Sénégal ba mu amee indépendance ba léegi intendant militaire yi dañ leen doon former en France et au Maroc waaye changement ak politique yi xew dafa tax France ci boppam mënatuñu fa envoyer ay intendant militaire ñu ngi continuer di envoyer ay intendant militaire pour leur formation au Maroc mais place yi doyul donc dañoo gis ne fi ñuy envoyer ay intendant militaire pour ñu former leen mais ñun foofu lañ ñu former ñun ak ñoo anciens donc expertise nationale bi am na fi. bile école nag dañ ko duppee kii di intendant colonel Landing Bassène doomam ji di ko rafetlu bu baax. tey ñu jël bés bu mel nii jagle ko paa bi jël école bu toll lu mel nii nga xam ne dafay tàggat
soldats si tàggat ay officiers yoo xam ne bu ëllëgee ci mbirum métier li ñuy wax technique de l'intendance ci la ñuy yëngatu nga jël tur boobu jox ko sargale ko xam nga ñooñu fi mu ne nii tax nañ ba nga xam ne ala kulli alin boo tuddee école bi rek di nga tudd famille Messane di nga tudd Messane te ñu ngi ci sant borom bu baax a baax. réewum Sénégal dina wéy di def kéemtulaay kàttanam bu armée bi gën a mucc ayib bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dënk wàllu forces armées. Cette cérémonie qui fait suite. xew-xew bi ñu dajale dafa jëm rek ci bëgg-bëgg njiiti réew mi nga xamee ne moom moo jiital itam lii di armée bi mu di ñu gën a rek ñoŋal li nga xamee ne moom moo di anam bi suñu armée bi nekkee loolu le jëm ci li nga xamee ne moo di plan de modernisation bi jëm ci atum 2020 jàpp 2025. Notre outil de défense à l'horizon 2025. École militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance ñu tuddee ko intendant colonel Landing Bessane dina am lu toll ci 200 ak juróom-ñetti fukki lal ak juróom-ñetti fukk ak ñeent ci ay néeg. Adama Sarr jërëjëf maa ngi ko junj mbokk yi ci ndetteelu xabaar yi dañuy dem ca biir Kama ba nga ca bët Saalumu Sénégal ca Casamance foofee nag askan woo fay yeewoo jafe-jafe la ñuy jànkonteel bokk na ci ñàkkum ndox woo xam ne ndox mu sell la ngir ñu mën ko jëfandikoo ndax ñu dool itam dëkk ba amul courant loolee lépp nekk loo xamante ni jafe-jafe la ak poste de santé boo xam ne doon lu méngoog jamono comme ni ko kuréel wi sàlloo wàllu pàcc àddu wërgal këpp daal di santaane ñoon ci leeral ak reportage bu Seydou Diatta. naam sous-préfet bi ubbitef école njàngum alkuraan moo ko yëkkati woon waaye daanaka askan yu yeewoo ci dëkk bi nga xamante ne moo gën a rëy ci biir région Sédhiou wërngël képp ñoom porox ndool lañ ci gis ngir yëgal ko seen tawat tàmbale ko ci ñàkk bërëb fajukaay bu méngoo ak digle OMS. doomu Brikama bu ñu feebaree ci case de santé la ñu dem faju te case de santé soins primaires juróom-ñaari junni doomu adama ñooy yeewu fii. naka la juróom-ñaari junni doomu adama di yeewu ci bërëb te boobu mun a am poste de santé préfet loolu moo suñu jaaxal nañu loolu moo tax ñuy sàkku ndimbal ci yow mi taxaw ak ci maire Djibara mi taxaw ak yeneen autorité yoo xam ne dañuy dëgg à partir de tey que Brikama 7000 habitants ñoo fa nekk te amuñu poste de santé. bu weesoo mbirum paj mi juróom-ñaari junni doomu adama yi nga xamante ne ñoo yeewoo ci dëkk bi amuñu it ndox mu sell. ñuy ñaan autorité yi fi nekk ak autorité yoo xam ne nekkuñu fi te mën nañu dégg suñu kaddu di dimbale ñu pour que Brikama am ndox. naam soxla yi ak jafe-jafe yi bari na waaye ñoom it bàyyi ñu seen yoxo dencukaay néew bi ñoo ko tabaxal seen bopp. dañu suul suñu néew ci ndox muy taw. suul nañu suñu néew ci naaj bu tàng suul nañu suñu néew ci xaaju guddi suul nañu suñu néew fekke suñu doom yi ñu nekk ci biti bëggoon nañu fekkee mais mënuñu ko fekkee lu tax moo tax ñu ne nañu booloo ñu cotiser xaalis ñu doomi Brikama yi ngir ñu mun a tabax. kilifa yi nga xamante ne ñoo fi toogal nguur gi xamle nañu ne daañu jottali yóbbali bi ñi nga xamante ne ñoo ko yelloo su ko defee ñu mën di indi saafara ci yeneen jafe-jafe yi nga xamante ne waa dëkk bi a ngi koy jànkonteel. Seydou Diatta jërëjëf mbokk yi ku yegg si nañ ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca nga importé yi tàmbalee taxarnaat ci Sénégal moo tàmbalee ci tel kilifay réew mi ba tax ñu ne lii duñ ko bàyyi mukk muy wéy ci réew mi faw ñu sàkk ci pexe Le Quotidien ne pexe wu njëkk wi nag ngir mu dàkk ma nga bàyyeekoo ci jëwriñ gu ñu denk wàllu tourisme ak transport aérien di Alioune Sarr benn bataaxal la génne di sàkku ci képp koo xam ne bëggati nga dikk ci dëkk bi faw nga def test négatif bu coronavirus boo xam ne yées na juróom-ñaari fan te mesure gi benn fan ci weeru novembre gi ñu dégg mal lañ koy tàmbalee jëfe ci réewum Sénégal ko jëfewul boo dikkee ci Sénégal dinañ leen delloo fa nga jógee par la force Le Témoin
ne sunu réew du Sénégal ma nga jël matuwaay yu bees ngir ñàkk boppam ngir mucc ci mbas ndaxte léegi képp ku bëgg a dugg ci Sénégal boo tegee ca tànk ci aéroport ba di nga wane benn test buy firndeel ni yow mi amoo coronavirus te loolee nag benn fan ci weeru novembre gi ñu dëgmal lañ koy tàmbalee ci ci réewum Sénégal le témoin ne mbir bi nag li ko waral mooy diggante 19 septembre jàpp 15 octobre lu toll ci juróom-ñaari fukki cas importé la ñu xayma ci réewum Sénégal critique ak enquête ne képp ku bëggati dikkati ci réew mi jaaree ko ca aéroport international Blaise Diagne di nga wane benn kayit buy firndeel ni yow mi amoo Covid-19 par la force lu ko may foo mënti jóge ci àdduna bi danañ la fa delloo grand place ne ngir sunu système sanitaire bu Sénégal gën a ñoŋ conseil économique social et environnemental fësal na ay digle ginnaaw benn weer yoo xam ne ñu ngi lëlu ngir xool nan la ñuy def ba bërëbu fajukaay ci réew mi doon lu mucc ay ba nga xam ne lépp luy jafe-jafe dina ci jeex tàkk Aminata Touré ak i gaayam ci la ñu nekk Sud Quotidien ne fukk ak juróomi recommandation la ñu joxe ba noppi tolloon di seen jàppandal ci njiitu réew Macky Sall jëm ci xeex bi nga xam ne su mëne ko ci mbas mi ci Sénégal moom njiitu réew Macky Sall la ñu fekk ci xët bu njëkk Soleil national mu ñuy xamal ne donte nag suñu réew di Sénégal mooy jumtukaay yi war dëgg ci wàllu paj mi amee wuñ ko waaye nag royukaay la ci bitim réew critique ne réewum Sénégal amul deret réew mi daa manqué deret de ndax banque de sang yi ci boppam moo jeex tak ndax deret amatu fa ginnaaw mbas meg tolluwaayam ci Sénégal ñoom ñu doon dikk ci bërëb ba doon fa mayee deret kenn tegu leen a gët leneen li ñàkk ci réew mi mooy xëy Sénégal amul xëy vox populi nañu suñu réew nag di Sénégal ci ñetteelu place bi la nekk ci réew yi nga xam ne moo gën a manqué xëy ci àdduna wërngal këpp yéeglekaay bi ne bu weesoo Burkina Faso suñu réew di Sénégal siri côte la raw jamono jooje nag pétrole bi ci réew mi ngi jàmba jonge la tribune ne pétrole bu Sénégal jaayaat nañ ko keneen vox populi nañu kuréel yu ëmb imam yeeg ulema ci Sénégal danoo meroo fa tur te dara doxatul seen digganteeg maire bu Grand Dakar Jean Baptiste Diouf coowal suuf moo fa jaar de imam El Hadj Omar Diène titre foncier la leen jox te njiitu réew ma woon Léopold Sédar Senghor moo leen ko may waaye bu ñu dikkee ca bërëb ba bëgg fa samp juma la maire bu Grand Dakar lankaar ne mukk ne du ci dal ba ñu ko laajee nag lu jëm ci coowal suuf si moom maire bu Grand Dakar nee na terrain bi mairie bi moomu ko waaye imam yi seen bopp itam amuñu autorisation ngir tabax ca bërëb ba sursaane kilifa yi réew mi teel ñu gën a dogu ngir yore nu mën mi ci Sénégal leer nañ ba mel ne jantum midi ndax mission parlementaire bi nga xam ne lañu samp ci réew mi ngir mu déglu képp koo xam ne sa loxo soo mën a ci yore nu mën mi ci Sénégal déglu gi tàmbale na yëglekaay bi ne Aly Ngouille Ndiaye mi ñu dénk wàllu biir réew mi karange gi déglu nañu ko Abdoulaye Daouda Diallo itam déglu nañu ko Abdou Karim Fofana déglu nañu ko Serigne Mbaye Thiam déglu nañu ko naka noonu Lassana Gani Sakho moom itam déglu nañu ko te rapport bi nag ñoom mission parlementaire bi saa wuñu ci noppee njiitu assemblée nationale Moustapha Niasse lañ koy jébbal ñu jël Sud Quotidien fekk fa njiitu Pastef Ousmane Sonko yëglekaay bi ne Ousmane Sonko nag génnee na opposition bi ci confinement bi ndax léegi ñëpp a ngi wàcc ci terrain yëglekaay bi ne dem nañu sax ba benn instant jàpp nañu ni benn opposant moom ci réew mi di Ousmane Sonko njiitu Pastef ndax mayetul woon dara njiitu réew Macky Sall lu yóbbu ci fond Covid-19 bi nga xam ne fësal na ñàkk àndam ba noppi ne nañu ko doxalee dara baaxu ci yore nu mbas meeg yore ni mën mi yëpp moom njiitu Pastef fësal na ci ñàkk àndam ak nañu ko yore loolee lépp tax ba Sud Quotidien ne njiitu Pastef mayul lenn njiitu réew Macky Sall jamono jooje nag njiitu parti réew mi Idrissa Seck ma ngay nelaw ba tey te yeewoogul waa parti démocratique sénégalais ñu ngay xool woon yoon la ñuy jaar ngir suqali seen parti bi Malick Gakou ki gaayam bëgg ñoo des ginnaaw ci langue politique gu réew bi laas ne parti démocratique sénégalais nag beneen taxawaay la bëgg amee ci ëttu politique yi ci Sénégal ndaxte nag nee na daanañu tàmbali njaayam carte yi ba noppi bànqaas yu bëri danañ ko yeesal Vox Populi ak Libération ne Greenpeace tey la gën a dal ci kaw jëriñ gu ñuy dañ ko napp gi ci réew mi di Alioune Ndoye source année rapport bi di 10 000 problème mi ñu tegoon yox ci jamonoy màggal gi atte bi daanu na ci kawam ko juróomi fan yoo xam ne dina ko tëdd ci kaso bi rax ci dolli rasta yi nga xam ne defoon nañ ko dagg nañ lépp sànni mais da ngay seet loolu rek yëglikaay yi moo la fa laajtu xabaaru njoloor si gërëm nañu leen mbokk yi gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba mu lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru ma rexe bu colandee fii ak boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu ndoog jàmm juma mubarak